jërë ngeen jëf l'observateur ak Source A xëy nañu langale ci lang député yi ba séddoo ka corona ya ci assemblée nationale di ca kaalu rëy juróomi ka l'observateur nee nañu moo feeñ ci assemblée nationale ci juróom ya ñaari ka garaaw ñoo nga ca wopp si di mbas mi xas ne xës ci kaw député yi moo waral ñu teg ci assemblée nationale ay matuwaay yu yees ci plénière ya ñu fay def dañuy wéyal plénière yi waaye indi nañu ci ay coppite yéenekaay bi nañu dogal ba ñu jël bokk na ci ñi plénière yi léegi ci huis clos la ñu koy defee te it ñi bokk ci bureau assemblée nationale rek ñoo am obligation ba ñu wute yooyu les plénières mu di président assemblée nationale Moustapha Niasse juróom-ñetti vice-président yi secrétaire élu yi questeurs yi président groupe parlementaire yi ak fukk ak ñeenti président commission permanent yi l'observateur xamal ñu it ne am na benn médecin bu ñu tànnee ci hôpital principal bu Ndakaaru li ñu ko sant mooy muy woolu député yi ci pet ngir defaleen ay test cas corona ya feeñ ci assemblée nationale Source A mi ngi ñuy wax nañu tëddee ba xamal ñu it ne ñi wopp si tëral ñoo nga ñu tëyee ci hôpital principal bu Ndakaaru am na ci ñoom ab député de la diaspora Les Échos nañu am na yeneen ñaari cas corona yu yees yu feeñ ci assemblée nationale mbas mi ak ni mu féetérale ci réew mi journal bi nee nañu moo tax ba ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr def ko mbirum waxteel mujj rafet nee na lu toll ne tarfatal ay ni dee su ko mayeti mesures yi nga xam ne teg nañu ko ci réew mi ngir moytu lawal coronavirus bi danañu fexe ba askanu Sénégal wàccoo ak moom ci xët mu njëkku Soleil national mu ne ñu fa bu jaree ñu gën a taral mesures yi dinañu ko def libération nañu moom ministre de la santé ak action sociale di Abdoulaye Diouf Sarr ma ngay dëggal ne deuxième vague gi ñu doon ragal am na ci réew mi Abdoulaye Diouf Sarr nee na deuxième vague gi ñëw na Le Quotidien nañu làmbaay ñaaw na ba ñuq yëf yi xeeñul neex téeméeri cas corona ak benn yu yees am nañu ko ci réew mi démb Abdoulaye Diouf Sarr di ñu wax ci journal bi nañu dafa neexut a dégg rek waaye dëgg gi mooy deuxième vague gi moom am na ñoo ngi ci deuxième vague ngir bëgg deuxième vague gi wàggee ci àll ba yéenekaay bi nee nañu moo waral ba kilifa yi réew mi dellu ci mesure woon barab yi nga xam ne nit dañu fay faral di daje jël nañu dogalub tëj leen Vox Populi nañu AFD Antoine Abdoulaye Félix Diome moo fa jaar li ko Aly Ngouille Ndiaye batale woon moom la baddali mu di arrêté yi nga xam ne dafay aaye ay dajaloo ak di dugg ci yenn barab yi te dee maskaw plage yi terrain sport yi ak espace public yi ak salle spectacle yi ministère intérieur tere na fa ay daje maskaw git journal bi nee nañu fa la force la ci wata yi ci service public yi ak ci service privé yi marché yeeg centre commercial yi santaane nañu ko fa La Tribune fàttali ñu ne lii di ribidion gi moom yàqu na covid 19 bàjjo bi annulé na lépp la Sénégal nañu ñu covid 19 bi gën a rey ba ñu dee artistes yi ci la ñu bokk ne ñoom ku ne xam ne ne jamono ji seen traite la sportif it yàqule nañu ak ñi nga xamante ne ji dañoo bëgg feet ci seen xel lii di xelu Mahmoud Saleh journal bii di Walf Quotidien nee nañu boo dalee tudd lool Walf Quotidien dellu si ci dañu xamal ne guddi yi ñu toll mooy l'homme à abattre maanaam ki ñu war a fexe sànq ci biir APR moo di Mahmoud Saleh moom ministre d'état directeur de cabinet bu président de la république mbokki APR am yi xajootuñu ko ennemi public numéro 1 la ñu ko def jamono ji yéenekaay bi dañu te nag li ci doy waar mooy ca cabinet bu président de la république fa la kurpañ yi tàmbalee tàkkee te it du naa xel lijjanti ndax président Macky Sall ak parti beeg ñi mu tëddee kenn amul ci moom yaakaar ngir mu lijjanti li xew Mahmoud Saleh mi gaay mi di alde le témoin xëy na ko joxota mu njëkk xamal ñu lu bari ci moom ay jaar-jaaram ci politique bi dellusiwaat na ci géopolitique bi ak ni mu tëddee ci réew mi fan yi journal enquête am na ci seetlu yëral xët mu njëkku yéenekaay bi booloo doon benn ba féewaloo jaare fa gasax enquête nee nañu ñaari rek moo mën a am ci opposition bi Cheikh Bamba Dièye mel ni ku koy dëggal ci xët mu njëkku yéenekaay bi nee na ci waxtu booloo ca la ñu toll ngir mën a xeex bi xew-xewu jamono bu bariwul lu ñu koy gis moom la ñu gis ci xët mu njëkku l'observateur bil yéenekaay bi benn chinois moo ëmbal benn xale bu jigéen bu ko doon liggéeyal ab caissière-am la woon yéenekaay bi nañu ba ëmb ba jollee chinois bi dafa yóbbu xale bu jigéen bi ci benn infirmier bu am juróom-ñaar fukket ak juróom maanaam 75 ans ngir mu yàq ëmb bi. Universel Pousse. compte la ñu daal di libéré ñu teg leen loxo nag ci jamono ji nga xam ñu ngi doon waajal ab caravane ngir dem tasek ñii di kilifa diine yi foofee ngir wax leen seen situation Ibrahima Diamé. depuis démb si ngoon la leen gendarmerie daal dina leen nipp yóbbu leen kon brigade de recherche ñoom nag juróom-ñaar lañu ñeenti ñoo bokk ci collectif boobule di xeex seen àq ak yelleef ci nu ñu dajee seen kër ya yeneen ñetti kon ay animateur lañu woon ñu jëloon leen pour sonorisation lii di seen caravane li leen taxoon a jóg ci caravane boobule ñoom victimes yi moo di sensibiliser ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi diine yi ak askan wi ndax ñu dugal seen loxo jàppale leen ci xeex bi ñuy xeex ngir ñu dàkkal toj yi ñuy toj seen kër daal di toxal lii di aérodrome bi caravane bi nag ñu doon ko amal ci veille bi nga xamante ne ci lañ nekkoon ci la ñu war a tàmbaliwaat opération démolition yi ñoom ñëpp nag gendarmerie la ñu fanaan tey ci suba la opération yi jëliwaat bulldozer yi jogaat di rajaxe li des ci kër ya ci teewaayu gouverneur ak élément gendarmerie yu bëri ci bërëb yi lool Ibrahima Diamé kawoon rajo Futurs Médias. Ibrahima Diamé naka noonu ab opération de déguerpissement maanaam jëlee fa lii di parc des éleveurs maanaam fa ñu yare ay mbaam xuux foofa ca Géejawaay
éleveurs yi nag maanaam ñi ko yar ñoom daal dem dañoo jékki-jékki rek gis ay engins ñëw fa ngir jël leen fa waral nag ba seeni mala yi ñenn sax dañ leen gaañ ñoom ñu nag day acteur ñoom rafetlu ni ñu mel ndax dañoo jàpp ne loolee mun naa daal di menacer seen jur googe waral nag ba dañoo fas yéene dem ca yoon Yacinthe Badiane secrétaire général national bu boobule filière ci micro beeg ndongo ka dama ne manque de respect la ak agression la parce que d'après les services de l'environnement dañ ne ñoom dañuy aar technopole mais technopole boo koy aar ay pitax ñi ngi fi ay picc ngi fi ay mbaam a ngi fi lu tax nit yi di yëngu fii ci mbaam depuis 30 ans nekk di mën a seen activité jënd suuf exploité tabax ay bâtiment boo demee ba yow sax nga am soxla sa site mais da ngay ñëw waxtaan ak ñoom jéem a xool na la ñuy trouver une solution mais yeewu suba teel ñëw agressé ko li nga xam ne ñemewoo ko def fora ñemewoo ko def seera bul ko def ñi di yëngu ci mbaam xuux parce que ñun ci Sénégal lañ bokk am na ay mbaam yu gaañu am na ay mbaam yi nga xam ne ni ñuy fii gis nga garab bi dafa daanu seen kaw mënuñu génn fii wóor nañu tam ñu étouffé fi dee fii am na ay mbaam yu blessé dugg ci àll bi donc je pense que lii c'est un manque de respect et c'est une agression boo laalee buntu bi gën nga laal Géejawaay ëllëg mën nga dem laal Bignona te ñun acteurs yëpp ci suñu organisation lañ nekk moo tax ñun suñu rôle mooy jéem a protéger tous les acteurs et que di ñaxtu président de la République nekkoon noo jóg ci dossier bi parce que ça commence à prendre de l'ampleur te mun na indi ay tensions sociales on va appeler un huissier mu ñëw defal ñu suñu constat bu jaree ñu porter plainte le préfet dañuy porter plainte le préfet bu jaree ñu saisir les organisations internationales dañuy tenir les organisations internationales. ñu daal di limiter maanaam appal ni ñu jëlee gerte gi fii jëkk yóbbu biti réew comme ni ko gouvernement bi waxee baykat ne déet duñ ci mës a ànd te sax dinañu wàcc ci kaw tali bi bu dee boobu la dogal dafa daal di am di ay kaddu secrétaire général baykat yi foofu ca bassin arachidier Cheikh Tidiane Cissé ci micro beeg Omar Ndiaye. bu ñu yaakaaree ne mën nañuy jaayee Sonacos ñun en tant que population rurale mi nga xam ne représenté nañ 70% yaakaar naa ne loolu dana nekk catastrophe bu mag te maa ngi leen di wax ne leen ne mënuñ comprendre dégg nga maam chinois yi ñu leen di fay ko 300 francs di ci teg 30 francs de taxe Copéol bi nga xam ne dégg nga maam naataangoo Sonacos la mu ngi doon pare pour jënd 320. Sonacos di traîner les pieds parce que dégg nga maam moom nitu nguur la ñu fa teg fa politicien boo xam ne dafa tas Sonacos ba mu ne tasar dégg nga maam bëgg dégg nga maam ñu soutenir ko ñun en tant que monde rural loolu mënuñ ko nangu léegi daal lu ñu mën a wax mooy Sonacos moom na jéem a seet nu mu def te ñu ngi wax Macky Sall ne ko bu mu yëngal bu mu yee fitna parce que lii problème bi mooy monde rural bi dinañ ko mobiliser côté par côté pour dégg nga maam wane ne lii duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba te loolu bu yëngatoo révolution paysanne la bu nga xam ne yaakaar naa ne li muy jur ëllëg ak si bi dana nekk jafe-jafe bu mag ci réew mi. ak RFM kumba tàggoo nag yéen Seydou Nourou Ba. Abdou Thiam ci machine bi ñu waxtaan ak leen de délégué personnel bu groupe La Poste nag weddina kàddu ministre bi leen jiite di Yankhoba Diattara ci ba mu jàll foofu ci assemblée nationale mu wax ne daal subvention bu poste nañ ko daal di doublé maanaam bu nekkoon benn léegi nekkaan na ñaar Ibrahima Sarr nag ne loole ab rémunération kese la te nguuru Sénégal moom moo leen ko jagleel waaye tamit ñoom ñi day agent yu poste nag ñu ngay o gouvernement ñu gën a bàyyi xel bor bi nga xam ne lañ ko yoroon ngir ñu fexe daal ba situation bi foofee ca poste jëm ci wàllu koppar yu fa manqué ñu daal di ko sauvé ñu déglu Ibrahima Sarr représentant personnel bu groupe La Poste ci micro beeg Aminata Ba. mais ci biir déclaration bi dafa tudd subvention ne état bi dafa jël subvention bi mu doon jox poste jëlee ko 1,3 yóbbu ko 2,6 li ñu bëggoon a relever foofu noonu moom mooy que ni poste mosul bénéficier wu de la subvention de l'état poste dafay wutu état bi ci liggéey boo xam ni moom la waroon a def poste di ko koy defal en conséquence état war ko fay mu nekk rémunération de service public ci montant yi nga xam ne avancé na ko muy 2,6 bi mu ko tuddee ne effort la ñun daf ñu jaaxal parce que dafa niroog daf ñuy delloowaat ginnaaw parce que 2017 état bi ak poste dañu signé convention de dette croisée et ci biir convention boobu noonu état bi dafa engagé wu porter ce montant là à 6,744 millions 6,744 millions boobu moom la jàpp ni mën nañu ko xayma ci liggéey bi nga xam ni poste moom moo koy defal état liggéey bi nga xam ni moom la ko poste jox coût yooyu noonu c'est à 11,5 donc li nga xam ne moom la ñuy xaar moom mooy bu fekkee ne feeguñu 11,5 yi nga xam ne moom la ñu trouvé mais la nga xam ne moom engagé wu nañ ko ci convention de dette croisée mais ñu joxe xaalis boobu noonu parce que tey nag poste bi dafa nekk ci situation boo xam ne dafa difficile. yeesalaat parc piroguier maanaam di gaal yi fii ci Sénégal société infrastructure navale di Sirma nag li mu sax bëgg mooy daal defar lu toll ci 4 junni ay gaal waaye daal dafay nekk fibre en verre at wu ne
jot na sax signé 4 convention jëm ci nu mel mu nag jàpp yooyu les convention dina dimbali ñu daal di samp 4 usines waaye tamit daal di créer ay emploi maanaam liggéey yu bëri ñeel ndaw ñi seen nag daal di si yogg nag ne yooyu les gaal dina daal fexe ba indi jàmm ci jàppante yu ñu faral di gis ca géej ga diggante pêcheurs yeeg industriels yi Abdourahmane Diallo. société bii nga xam ne dafa jëm ci defar ay gaal ak xeet gi ni mel mu ngi wéyal ci lu jëm ci soppi gaalu bante yi nga xam ne moom moo fi ne li ni mel sax a tax mu daal di signé ab convention ak ay partenaires Saliou Samb mooy directeur général bi. ñoom tamit dañuy ñëw participer ci lu ñu naan jëlee gaalu loo cay remplacer ko ay gaal yoo xam ne fibre de verre nañ ko defaree mu nekk loo xam ne président Macky Sall da ko soxal 4 places yooyu nag place bu nekk dina def 1000 pirogues donc mu nekk total 4000 pirogues par an ak ay bateau. convention boobu dina tax 4 usines ñu amal ko fii ci Sénégal lu ëpp junni doomu aadama dinañ ci am liggéey. place bu nekk di nga employé lu mat 200 ay ndaw dinañ leen former jox leen liggéey boo xam ne day sax donc dina am mat 800 emplois yoo xam ne construction navale au Sénégal dina ko créer te bokkul les 500 à 600 personnes yoo xam ne Dakar Naaf ñu ngi leen di employé. bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu SIRN beneen objectif bi mooy gaal yi nga xam ni moom la ñu duppee fibre de verre dina tax ba nappkat yu ndaw yi seen liggéey gën a yemb. sunu mool yi nga xam ne ñooy yore gaal yu mag yi 22 mètres yi te di def fi la tournée dina permettre gaal yooyu ñu def leen ay coopérative out financement permettre leen ñu génn ci pêche artisanale boobu ñuy wax dem ci pêche semi industrielle dina saafara problème yi am entre pêcheurs yi ak pêche industrielle bi dina dem xam ne Sénégalais du soxla te di joxe ay licence ay bateau yu jógee feneen et donc loolu bokk na tamit loo xam ne son excellence le président Macky Sall loolu mooy vision am fexe ñu génn ci pêche artisanale bi dem ci pêche semi industrielle. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. Cheikh Tidiane Diagne maa ngi la nuyu. maa ngi dellu di la fay Seydou Nourou. RFM Sport. ana café bi. café gi jiitu naa la ci xam naa bu ñu génnee rek làbbaliwaat rek. incha allah naka mu ci loo ne. sant yàlla alhamdulilah bisimilah ci tàggat yaram. waaw dañ koy dal doo rek wàllu football ak coupe confédération di coupe bi nga xamante ne daal dañ ko jagleel lii di club yi Sénégal nag jaraaf bu Dakar moo ko teewal ci gile jogante gannaaw bu mu weesoo premier tour bi xamoon nañu kan la waroon tasal ci deuxième tour préliminaire. moo di doomu Côte d'Ivoire yi di waa San Pedro la ca desoon nag moo di xam bés bi nga xamante ni daal ci la ñuy dal di soobu ci gile jogante ni ki démb la daal di leer jaraaf nag di mercredi 23 ci weeru décembre lay daal di kon bokk recevoir équipe bu Côte d'Ivoire googule fii ci stade Lat Dior bu Thiès geneen équipe bu teewal Sénégal ci compétition africaine yi waaye bi la yoon Ligue des champions moo di Teungueth FC moom itam gannaaw bu mu weesoo li nga xamante ne daal moo di premier tour bi deuxième tour bi nag diggam ak Raja bu Casablanca lay daal di doon ñi nga xamante ne nag ñoo di dirigeant équipe boobule fi mu toll nii sax ñoom ña ngay tàmbale na si pexe ngir waajal kon bokk googule jongante seen diggante ak doomu Maroc yooyu de bu loolu weesoo Seydou ñu daal di wax ci leneen ci wàllu tàggat yaram jëm ci li nga xamante ni moom moo di mbiru Issa Hayatou doonoon ni jamono président bu confédération africaine bu football di doomu Cameroun googule jiite woon ko sax lu yàgg amal ci liggéey ko am solo laata nag ñu koy daaneel kii di Ahmad di doomu Madagascar daal di ko fa wuutu Ahmad nag jamono gi nekk ci ay jafe-jafe ba fi mu toll nii sax ci lu jëm ci candidature am ci bopp confédération africaine bu football ngir daal di ko diriger waat doon jafe-jafe mi nga xamante ni faw rek mu lijjanti ko ba pare waaye ci yoon googule ki nga xam te moo di Issa Hayatou mi nga xam te moom la wutu woon waa CAF dañ ko décidé sargal ko def ko li nga xam te ni moom moo di président d'honneur bu confédération africaine bu football lii di comité exécutif bi nag moo daal di jël dogal googule ca Caire daal di na si tamit ay pexe ngir indi ay coppite ci lu jëm ci wàllum xeex guerre ak itam lii di mauvaise gouvernance ak lim ci li nga xam te ne daal moo di wàllum intégrité du jeu bokk na ci ay mesures yi nga xam te ne daal jël nañ ko ngir kon bokk gën a ñoŋal mbir yi ci biir confédération africaine bu football ak itam na si ay pexe ngir mën a amal seen compétition ba pare daal di xeex mbas mi nga xam te ne jamono gi la mu gàllankoor ci àdduna gi bëri na ñu daal di wax ci 12e gaynde di comité bi nga xam te ne moom moo ëmb supporters yu Sénégal ñoom nag ña ngay waaj a féete li nga xam te ne daal moo di seen 30 ans d'existence ci yoon googule sax la ñu bëgg moo di dañu bëgg distribuer ay carte d'engagement ci atum 2021 nañ nag ci xayma bëgg nañu joxe lu tollook 1 million ci kàddu seen njiit di Issa Laye Diop mi nga xam te ni nee nañu tamit am na bés bi nga xam te ne dañ ko toog waxtaane ko ngir lali ay pexe jàppale maître Augustin Senghor ci yoon gi nga xam te ni jamono gi ci la daal di nekk ngir daal di jiite confédération africaine bu football dañuy daal di déglu Issa Laye Diop di président 12e gaynde gannaaw conférence de presse bi nga xam te ni ñu ko doon amal ni ki démb ñu déglu ko ci micro Papa Mbaye Diaw.
boobu ba léegi ñu ngi doon def ay jéego nag di jëm ci deuxième gaynde pour mu taxaw fi mu taxaw tey mu am ay précipices yu metti nag yu fi jaar ak yu neex mais bu ñuy def suñu fanweer at dinañ fàttali ko yooyu yëpp mais ñu leen di xamal am na maturité waaye am na ay perspectives yu ñu taal yu ñu teg yi nga xam ne moo jëm ci 12e gaynde bi ci 30 ans. ñu ngi bëgg a mettre sur place benn carte d'engagement bu jaayee ko 1000 francs carte d'engagement bi nag dafay permettre képp ku bëgg a jàppale 12e gaynde nga ni man kat maa leen jàppale léegi ñu ne comme commencement la nañu defar pour le moment benn 1 million de cartes 1 million de cartes yoo xam ne ni dañ koy yóbbu jaarale si dëkk bi yëpp 14 régions Sénégal yëpp fenn fu ne ñu bàyyi fa benn logo nga xam ne di nga mën a jënd sa carte d'engagement pour mën a jàppale 12e gaynde moo tax ñu ni bu loolu wéyee dañuy am activité yi nga xam ne dañ koy mën a war si Sénégal gi yëpp xamal leen lan mooy 12e gaynde fan yii nag dëgg nañ ni Maître Augustin Senghor dafa nekk candidat à la CAF ñun nag moo tax dañuy taxal benn journée de soutien et de mobilisation nationale de soutien à la candidature de Maître Augustin Senghor à la CAF. autant aussi dañu bëggoon wax leen prix Gaynde d'Or mooy raay bi nga xam ne ni Sénégalais yi nekk fii yëpp at bi bu jeexee dañuy xool Sénégalais yëpp ci activité boo nekk sport santé éducation environnement lépp loo nekk rek xarañte boo ci wane ba Sénégal am ci ndam raay bu mag rek ñun 12e gaynde ñu yëkkati raay mel noonu jox la dañ ne Gaynde d'Or bi dañ koy jox monsieur le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam ne ni moo jiite personnel santé ak action sociale yëpp ñu nekk Sénégal ñu jox rek Gaynde d'Or mu nekk centre de reconnaissance et surtout mu delloo njukkeel bi nga xam ni Sénégal waroon kaa def ñi nga xam ne ñooy médecins yi sénégalais. ok kon boog Seydou yaakaar naa ni fii lañ koy daal di yem xibaaru tàggat yaram yi bu ñu paree rek nga fekk ma bërëb ba. maa ngi ñëw loo fi yor ay croissant. waaw croissant jambon gruyère fromage gruyère. waaw loolu neex na de. maa ngi ñëw léegi incha allah xibaar yi caadin ci ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi démb daal di nañ lancé projet bi ñu dippee Sénégal Talent Campus mu nar a doon centre de formation professionnelle et technique ci wàllu art ak culture bu njëkk ñi yëngu ci wàllu culture urbaine ñoo def li ni mel ñu ci mel ni Amadou Falba moom mi nar a doon coordonnateur général boobee centre. dañoo jël affaire bi au sérieux ñun dañuy jël suñu temps def lépp ci yoon dans les règles de l'art parce que ñu bëri ubbi nañ fi ay daara mais boo xoolee këyit sax amuñu ko wala programme amuñu ko ñun on a un programme validé par l'État du Sénégal te ñun loolu lu am solo la parce que dafay gën a considérer li ñuy def am na njëriñ donc bu ñu jógee ci loolu lu tax ñu jëlaat 6 mois parce que dañoo bëgg a équiper centre yi bëgg a réhabiliter bâtiment yi parce que booy jàngale son ak lumière composante électricité bi dafa am doole donc fa mu am si norme de sécurité bi nekkatul rek ñëw sama néeg def lu ma neex État du Sénégal moo engagé wu jël en charge pendant 2 ans mooy toutes les formations mais bu ñu jógee ci loolu 2024 il faut ñu yóbbaat ko ci beneen dimension. ndaw yi kon yëngu ci wàllu culture bi dinañ mën a am ab métier ab diplôme ngir kon gën a encourager gën a dooleel li nga xamante ne moo di seen i mbëbët ci biir secteur bile centre bi ñetti campus lay am. benn ci Dakar benn ci Pikine ak benn ca Guédiawaye kii di Fou Malade moom mooy jiite centre bi nga xamante ne moom moo nekk ca campus bu Guédiawaye. fi mu toll ni musul am ba nëga ni benn centre de formation professionnelle dédié au métier des arts et de la culture nit ñi fu ñu mën a dem ñu xam ne am nañ diplôme de valeur li nga xamante ne ci wàllu culture la jóge parce que yàgg na trop secteur bi cër bi ci war amu ci woon te ñun loolu moo nekkoon suñu xeex. phase pilote formation bi nag dañu ko tàmbalee ci weeru juin atum 2021 ci maison des cultures urbaines bu Wakam bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo fa fasciné tàggat professeur Ibrahima Wane kàngam ci secteur bi. formation bi niveau BTS la BTS mooy bac plus 2 wala ñu am lu ñu mën a méngale ak baccalauréat donc loolu mooy li am solo parce que boo seetloo ñi gën a bëri tey ci xale yi la yëngatu ci wàllu art xëy na diplôme boobu la ñuy toll baccalauréat la ñuy toll wala lu ko yées wala lu méngoog moom te ba tey ji formation yi ñu daan am yëpp licence la doon commencé jëm kaw licence master ak yooyu la woon donc da doon bàyyi ginnaaw en tout cas ñi gën a bëri ci secteur bi ñaareel ba mooy bëri na ay fànn yu laal administration culturelle régie donc fii rek la ñuy tàmbalee donc muy buntu boo xamante ne am na solo lool ndax ba fi ñu toll nii formation yi xale yi doon am daa nekk ay formation yu gàtt bii nag formation bu gudd lay doon ñaari at ay leneen li tam mooy formation bi day ànd ak liggéey. ñi nga xamante ne ñoo di ministère de la culture ak ministère de l'emploi et de la formation professionnelle dinañ jàppale kon boobule projet ànd ci itam ak mairie bu Ndakaaru daanaka maire bi di Soham Wardini daal dina xamle ni mairie bi dina jël en charge lu tollook 25 ci ay gone yu jigéen mu nga fi la ñuy yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu
bi ëllëg ngeen am rendez-vous ak Ndati Diop ci seen magazine bi ñu jegleel aada ci RFM xalam. Universel